asalaamaaleykum dal leen ak jàmm xibaaru tàggat yaram yi fii ci Rewmi Sport samedi le 18 juillet 2026 ñëw ci xibaaru tàggat yaram yi bu fekkee ne abonné go ci chaîne bi ñu ngi ñaan nga daal di abonné partagé lii di vidéo bi activé cloche de notification bi comme ça bépp vidéo bu ñu dugal rek ngeen daal di bokk ci ñi koy jëkk gis fii ci Rewmi Sport surtout gaañ abonné et like lii di vidéo bi après bis bi ñu ci xibaar yi. Sénégal ku ne dégg na El Hadji Sow mi nga xam ne mi ngi nekk Barguet foofee ci Louga kilifa yi nekk Ndakaaru kilifa yi nekk ci diaspora bi moodu yeeg Fatou yëpp xam ki nga xam ni moom moo di El Hadji Sow te mu nekk foofee ca Barguet Louga ñëpp di déplacé wu di dem di ko seeti parce que nit la bu yàlla may nit bu am xam-xam nit buy faj doomu aadama yi te yàlla tax nit boo xam ni du arnaqué du la wax lu mu mënul nit boo xam ni bu lay faj day ànd ak yow ci faj bi mel ni daa bokk ak yow nday ak baay kookoy El Hadji Sow mbokk yi yow mi nga xam ne da nga bëgg ubbeeku maanaam nga tëju sa dara doxul say entreprise di suuf loo ubbi nekk ci di ci korkoral mu yàqu gaawal gaaw nga seeti ki nga xam ni moom moo di El Hadji Sow yéen ñi bëgg muslaay ku ne xam ne ni jamono dafa tëri ni nit ñi boo bëriwul ñu bëri daanu sa kaw ut leen muslaay te muslaay bi gën a baax butéel bi gën a baax téere bi gën a baax El Hadji Sow moom moo koy joxe à Sénégal ku sa wërsëg tëju nag demal nga xooli cuuraay wala ubbeeku bi nga xam ni El Hadji Sow moo koy joxe yow mi nga xam ni da nga soxla bayre moo xam muy artiste muy mbër wala nga yor entreprise boo xam ni kenn xamagu ko nga bëgg bayre nga nekk ci TikTok bi di jaay kenn xamul amoo visibilité demal seeti El Hadji Sow jaaro xaalis bi nag Sénégal dañoo bëgg xaalis de jaaro bi nga xam ni bu la ko El Hadji Sow defaree da nga koy takk sa loxo dootul tàqali ko ak xaalis maanaam xaalis bi day ñëw normalement yow mi yore rab yow mi nga xam ne da ngaa bëgg wàllum noob demal nga seeti El Hadji gaaw leen gaaw mbokk yi ngeen woote El Hadji numéro bii 77 449 73 86 El Hadji Sow mi ngi nekk Barguet fu fekk Louga fu ne la nit ñi di dem di ko seeti ndax daa yor ay mbóot te yor ay mbir. li gën a fës ci xibaaru tàggate yaram yi dañ koy daal di doore fële ci biir France après ba mu daal di ñàkkee lii di demi-finale bi tey jii nii ci dimanche bi mu war a jouer ak kii di Angleterre ci lu jëm ci wàllub match troisième place bi kii di France xam nañ kan moo war a doon seen coach après kii di Didier Deschamps la légende Zinedine Zidane champion du monde 1998. Zidane dina daal di doon sélectionneur bu équipe nationale France pour la première fois depuis début carrière am en tant que entraîneur kii di Zidane pare pour yor ban équipe ba bokkut ak équipe bii di Real de Madrid lu yàggul dara kii di Zidane dina entraîner ñoom Mbappé ñoom Olivier ak ñoom kii di Tchouaméni moom kii di Zidane nag du signé ab contrat boo xam ne contrat bu gàtt la ndaxte dikk gi muy dikk ca France du ak essai waaye nag ak confirmation pour ku nar a yàgg foofu la ndaxte contrat bi kat wax nañu ne dina ko fekk ba coupe du monde 2030 moom kii di Zinedine Zidane mais laata coupe du monde 2030 di ñëw am na lu mu gàtt ñaari ci ay compétition yoo xam ne dina aw ci diggante bi te France dina ca daal di laale bokk na ci Ligue des Nations européen bokk na aussi ci li nga xam ne moom mooy coupe d'Europe ñu gën ko xam ci euro ci atum 2028 kon gaañi kii di Zinedine Zidane moom mooy doon le sélectionneur officiel de l' équipe nationale France tey jii nii mooy doon dernier match pour kii di Didier Deschamps ci bopp équipe nationale France. bu nu bàyyi ko ci Didier Deschamps dañuy daal di continuer toujours ci wàllub mercato bi dem fële ci biir Italie wax ci kii di Ederson ginnaaw ba mu jege woon dem ca club bu mag bii di United ginnaaw gi nag United daal di mujj jël lépp teg ci suuf joueur bi daal di delluwaat ci club bële di Atalanta Bergame. jàppale na tey jii nii daal dinay yokk lii di contrat ak club boobu di Atalanta Bergame ki nga xam ne moom mooy entraîneur bu bees bu kii bii di Atalanta kàddu yi mu yëkkati woon bokk na ci xawma ba xam est-ce que mentalement kii di Ederson dina mën a jouer ak i coéquipier am ginnaaw ba mu amee benn transfert bu waroon a am te amul ci club bu mag bu toll na United waaye jàppale na lépp Ederson fàtte na ko Ederson daal dinay toog yokk na contrat am ba atum 2030 ak beneen année boo xam ne day dem ba année option léegi nag tout est possible gaañi en général li jëm ci wàllu prolongation yu bette yi day ànd ak benn clause boo xamante si ni xëy na du doon clause bu metti ci kii di Atalanta bu fekkee ne kii di Ederson bëgg na dem kon lu mën a nekk la ci biir mercato bi Atalanta bàyyi kii di Ederson mu dem bu fekkee ne am na benn clause bu làq ci ginnaaw mais li officiel daal mooy kii di Ederson daal di ne renouveler contrat am ak équipe bii di waa Atalanta Bergame après son transfert échec à Manchester United. ginnaaw bu nu bàyyeekoo ca daal Italie dinañ fa daal di dikkaat nag mais sax dañuy continuer toujours ci Italie wax ci beneen transfert boo xam ne officiel na di la transfert de kii di Signor Traoré nekkoon ci club bële di Olympique de Marseille
Junior Traoré quitté na Marseille léegi daal dinay signé ci club bi ñu tuddee Genoa xamoon nañ fa par exemple Patrick Vieira mii nga xam ne ñi ngi naan mën naa am mu doon coach bu Sénégal dinañ ci dikkaate yeneen i xibaar par rapport ak information yi ñu jot ci futur sélectionneur bu équipe nationale Sénégal mais li wóor ba wóor mooy Junior kii di Traoré quitté na Marseille dem ca Genoa transfert bi nag prêt la maanaam dañ leen kaa abal bu saison bi jeexee nag équipe bii di waa Genoa mën nañ ko recruter pour 10 millions d'euros déjà accord am na sur le plan personnel entre kii Genoa ak kii di Junior Traoré pour un contrat de 5 ans bu fekkee ne donc décide nañ recruter ko après la fin de saison 2026-2027. ginnaaw nag bu nu bàyyi ko foofu nga xam ne moom mooy ca biir Genoa dañuy continuer toujours ci mercato italien dem ci club bi di Fiorentina actuellement di def mercato bu exceptionnel la Fiorentina de kii di David De Gea bi yoon dañuy wax ci milieu de terrain Côte d'Ivoire bii nga xam ne moom la ñuy tuddee Oulay en tout cas compatriote lañ parce que Junior Traoré tamit Côte d'Ivoire la dëkk ce qui veut dire que mercato Côte d'Ivoire bi biir Italie mi ngi fonctionner très bien actuellement bon Oulay xam ngeen ko nekk fële ca Trabzonspor di benn équipe bu nekk ca championnat bu Turquie dina fa daal di jóge bu dara soppituwul ci diggante bi dem ci club boobu di tuddee Fiorentina ak juboo daal di nay am diggante Fiorentina ak Trabzonspor ci yenn ci li nga xam ne moom mooy mbir yi ñu war a juboo li des mooy ay détails yu tuuti maanaam ay mbir yu ñu war a mottali comme ça kii di Oulay daal di quitté foofu ci Turquie pour dem ca Italie montant de transfert 25 millions plus 5 millions bonus au total 30 millions d'euros Trabzonspor aussi dinañu garder benn pourcentage bu toll ci 10% pour future vente ëllëg ñu mën ko am ci kii di jour bi en tout cas ñu ngi ko doon dégg ci ay club yu mag ku ci demee ne Bayern na waaye tey fële ci biir Fiorentina la fa yéene football la saison prochaine bu amul dara lu sepp ko ci diggante bi sur le milieu de terrain ivoirien. toujours donc ci mercato ivoirien yi ci la ñuy daal di continuer ndaxte sax dañuy permettre waale toujours ñu continuer biir Italie dem ci club bii di Juve daal di nañuy proposer contrat kii di Franck Kessié nga xam ne mooy seen capitaine ñoom Oulay ñoom kii di Junior Traoré ci club bi équipe nationale bu Côte d'Ivoire moo leen jiite moom kii di Franck Kessié nekkoon ci ay club yu ñu xam ca Italie club bu ci demee ne AC Milan moom kii di Franck Kessié nag jàppale ne mi ngi ci yoon pour dem ca Juve en tout cas Juve proposé na ko contrat Juve daal di nañ koy jébbal benn contrat boo xam ne dina dem ba ñaari at Juve tamit pare nañ pour tey fay ko ñeent ci ay millions léegi nag Franck Kessié mooy xool ba xam est-ce que ngoram may na ko mu dem ca Juve ginnaaw ba mu ay woon ca Milan ba waa Milan bëgg ko lool wala boog sax moom day xool li nga xam ne moom moo gën ci carrière am mais en tout cas li wóor bu wóor mooy Juve proposé nañ ko benn contrat bu toll ci ñaari at moom kii di Franck Kessié. bu nu bàyyi ko nag ci Franck Kessié dañuy daal di continuer nag dem fële ci biir Premier League laal fa yenn ci ay dossiers comme le dossier de Mohamed Salah fan yële ñu weesu dikkoon nañ fii ne leen bàyyi leen xel Mohamed Salah ak club ya nekk ca championnat bu Turquie jàppale na foofa ay mbir ma ngi fay am rawatina ci club bii nga xam ne moom mooy Beşiktaş ginnaaw ba Fenerbahçe daal di jëndee kii di Greenwood kii di Beşiktaş bëgg nañoo jënd ñoom beneen star di kii di Mohamed Salah Beşiktaş daal di nañuy proposé kii di Mohamed Salah contrat boo xamante si ni dina ànd ak salaire bu toll ci 12 millions d'euros actuellement nii Mohamed Salah mi ngi toog di bàyyi xel yeneen propositions yi parce que ñu ci bëri dañoo jàppoon ne Mohamed Salah saa bu tëjee buntu ba nga xam ne moo ubbeeku woon ca Liverpool day génn ci championnat bu Europe dem ca championnat bu Arabie Saoudite wala championnat bu Qatar waaye nag Mohamed Salah préegul ca Europe li koy wane mooy tey jii ni Beşiktaş bu demee ba proposé Mohamed Salah buntu jox ko contrat boo xamante si ni dina ànd ak 12 millions salaire kon Mohamed Salah wane na ay si ñuy wane na bëgg naa reste Europe kon fan yi ñu dëkkmal Mohamed Salah dina tontu équipe bi di Beşiktaş est-ce que day nangu fay dem ci club boobu di Beşiktaş pour fayee ko 12 millions wala boog sax day refuser pour dem ca naar ya loolu dinañ ci xam dara fii ak fan yi ñu dëkkmal. bu nu bàyyi ko ci kii di Mohamed Salah dañuy daal di continuer toujours ci mercato bu Angleterre dem ci club bu Pape Matar Sarr di équipe bii di Tottenham ginnaaw ba nu jëndee ay milieu de terrain comme ku ci demee ne Tonali wala Matheus Fernandes jënd ay défenseur central comme ku ci demee ne kii di Van Hecke wala kii di Marco Sensi jënd ay latéral gauche ku ci demee ne kii di Robertson équipe bii di Tottenham mi ngi continuer toujours ci mercato bi waaye nag bi yoon li mu bëgg moom mooy daal di matal kaw ga
xam nga ne ca kaw ga rawatina ca ña nga xam ne ñooy football ci côté gauche bu kii di Tottenham ña fa nekk baax nañ lool waaye dañuy blessé comme ku ci demee ne Mohamed Kudus comme ku ci demee ne Kulusevski équipe bi nga xam ne moom la tuddee Tottenham bëgg na recruter kii di Savio nekk ci club boobu nga xam ne moom mooy Manchester City xam ngeen ne ak juboo am na diggante Tottenham ak joueur bi mu des diggante Tottenham ak Manchester City. Tottenham yëgal na Manchester City ne pare nañ pour fay lu toll ci 80 millions pour mën a am kii di Savio mais nag jamono ji accord total amagul diggante Manchester City ak kii di Tottenham kon kii di Tottenham dina continuer di teg pression équipe bi di Manchester City comme ça ñu mën a accepter seen prochaine proposition bi nga xam ne moom la ñuy amal jëmale ko ci kii di Savio. bu nu nag bàyyi ko ci club boobu nga xam ne moom mooy Manchester City ak Tottenham dañuy continuer ci club ba nga xam ne fa la Mohamed Salah doone légende li ëpp solo ci carrière am club fa la ko defee di Liverpool yokk nañu contrat bu kii di Dominique Szoboszlai loolu ay weer ci ginnaaw lañ ko fi annoncé woon di accord principe diggante Liverpool ak kii di Dominique Szoboszlai xam ngeen ne Szoboszlai danañ ko dégg ci club bu ci demee ne Real de Madrid bon Szoboszlai finalement que mujj na accepté yokk contrat ba atum 2031 yaakaar naa ko Liverpool bu amee donc seen meilleur recrue jamono ji mooy Szoboszlai ça veut dire que mercato bii ñu nekk nii meilleur recrue mooy kii di Szoboszlai ndaxte saison bi ñu génn ñëpp xam nañu ne bu ñu yoroon mentalité performance le niveau de kii di Szoboszlai mercato bi yaakaar naa Liverpool heure bii nii du fekk ñu naan ay dem na Ligue des Champions rek yam ci mais mën nañu wax ne Liverpool xeex na championnat bi war a gañ na championnat ndaxte kat ci niveau bu exceptionnel la nekkoon moom kii di Dominique Szoboszlai kooku donc boo réussir laataaka saison bi di commencé waat nga dégg ay club yoo xamante si nii bañ leen yombul comme Real Madrid jokkoon ci bon da ngay am lii di mbégte ak kontaan gis kii di Szoboszlai reste à Liverpool kon Szoboszlai prolongé de contrat am ba atum 2031 ak Liverpool. bu nu jugee ci kii di Dominique Szoboszlai dañuy daal di nag continuer ci wàllu mercato bi mais nag dañuy bàyyi ko Angleterre dem ca Liga ba foofu am na ay dossiers yoo xam ne ña ngi fay jax-jaxal comme le dossier de Marc Ter Stegen gaañi dina jóge Barça dem ca Ajax am na nag information boo xam ne mi ngi génn dinañ leen ko toppal ba xam dafa bëreegul ñu ko confirmer muy Ter Stegen daa bilancé tey mais li wóor ba wóor mooy Ter Stegen mi ngi waaj a dem Ajax Amsterdam tuuti rek moom moo tee mu daal di jëm li nga xam ne moom lañ leen fàttali rek surtout que mooy transfert bi bu matul woon ba tey parce que Barcelone moo amoon ay mbir yu mu war a lijjanti ak kii di Ter Stegen lu jëm ci wàllu fiscal moom kii di Marc Ter Stegen nag lu ëpp ci salaire am ba nga xam ne moom la war a fayeeku ci saison 2026 bii ak 2027 bi ñu war a dëkkmal Barcelone moo koy atimu kon maanaam bu doon fayee ko ñaar fukk bu ñu moytuwul fukk ak juróomi Barça moo koy fay juróomi rek la équipe bi di Ajax nar a fay bu ñu sukkandikoo toujours ci la presse de Catalogne kon kii di Marc Ter Stegen normalement bu fekkee ne bilan jour bi ñu wax confirmé wul Ter Stegen tey wala suba dinañ ko dégg foofu ci biir Ajax Amsterdam. ci club boobu di Barcelone ci la ñuy daal di woy wax ci benn ci dossier bi nga xam ne bokk na ci leen gën a ñor muy le dossier de kii di Julián Álvarez Barcelone mbir mi ma ngay gën di jafe ci côté club bii di Barça ndaxte kat Atlético fa ñu màttoon kat bàyyiwuñ ko ba tey démb ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Ángel Martín di le PDG d' Atlético de Madrid nee na ki nga xam ne moom la ñu tuddee Barça bu ñu sonal seen bopp ndaxte ñoom ñoo gën a xam ne kii di Álvarez déwén du football ci seen club boobu noonu moom kii di Martín nee na man ak kii di président bu Barça di kii di Laporta amuñu benn problème personnel mais nag xëy na am nañ problème du jëm ci wàllu travail professionnel en tout cas li wóor ba wóor moom mooy nee na xamal na ko woo na ko téléphone moom le président du Barça xamal na ko rek dama bëgg Álvarez moom kii di Martín ne ko Álvarez génn na ci sa xel Laporta nag mooy xeetu président yooyu nga xam ne dañuy bëgg li neex seeni supporters di bëgg tamit di wax di jaxase àdduna bi ak li nga xam ne mooy taskatu xibaar yi waaye ñoom ñoo gën a xam ne Atlético la nga xam ne dañ leen kaa tontu yëg nañ ko toujours Martín moom mooy wax ba tey Martín nee na kii di Álvarez dañ ko bëgg a téye parce que Atlético dafa bëgg di am ay joueurs yu baax ay joueurs yu am classe mondiale te moom ci la bokk moom kii di Julián Álvarez toujours moom kii di Martín nee na ki nga xam ne moom mooy Álvarez dañ ko mal conseillé maanaam dafa am ñoo xam ne amuñu ay xalaat yu baax amuñu ay xalaat yu sell nekk ci wetam nekk ci noppam di ko digal loo xamante si ni gënul ci moom loolu tey moom moo ko yóbbee tey ba ñu naan dafay bëgg a jóge waaye nag ñun saison prochaine dañ koy garder moom kii di Julián Álvarez lam ci yokk mooy jaayewuñ ko 100 millions jaayewuñ ko 150 millions ak montant bu mënti ñëw
Julián Álvarez jaayuñ ko lii mooy donc kaddu yi nga xamante si yëkkati na ko moom kii di Martín Ángel Martín loolu nag di mel ne mbir mi dafay gën a soreel kii di Julián Álvarez ci club boobu nga xam ne moom lañ tuddee kii di Barça waa Barça nag tontu nañ ko ku ci demee ne kii di Laporta bañ ko ci laajee mu ne moom respecté na li nga xam ne moom mooy opinion bu kii di ki nga xamante si moom la ñu tuddee Ángel Martín. opinion maanaam xalaat bu kii di Ángel Martín bi Laporta wax ne donc accepté na ko mooy lii ñu wax sànq ne lépp Martín moo ko wax waaye nag li wóor ba wóor mooy def nañ offre maanaam Laporta ba la président Barcelone bi nee na li mu xam ba xam mooy Barça yónnee na fa téeméeri million li mu xam ba xam aussi mooy fii ak weer wii di dee si weeru juillet bi ñu nekk le mois de juillet fii ak muy jeex Barcelone donc dina continuer di fa bàyyi offre bi mais après donc bu ñu duggee le 1er août Barcelone mën naa génn loxoom ci mbiru kii di Julián Álvarez moom moo ko xamle moom d'ici la fin du mois donc Barcelone toujours seen offre dina valable donc ci li nga xam ne moom mooy table bi Atlético bu bëggee discuter na ñëw kon ci gàttal Barça dafa ŋànk fa mu ŋànk ne du bàyyi Atlético ŋànk fa mu ŋànk ne du bàyyi Barcelone ñoom fa ñu ŋànk mooy waxoon nañ leen ko fii ak kii semaine ci ginnaaw Barcelone fii ak leeru ko naññ ne Atlético ubbi na ay buntu pour waxtaan ak moom Barcelone du yónnee ñaareelu offre mais nag Barcelone ba demee ba xam ne ay signes am na pour que kii di Atlético pare pour waxtaan Barcelone dina commencé waxtaan ak moom kon Barcelone ñoom fañ ŋànk lañ ŋànk ba tey mooy fii ak gisuñu Atlético wax ne ñoom pare nañ pour waxtaan Barcelone du yónnee waat beneen offre bu accepté nag Barcelone mën na yónnee offre boo xam ne mën na dem ba 130 millions d'euros kii di Barcelone donc ñoom fa ñu ŋànk bokk na ci ne fii ak le 1er août ak lu ca topp maanaam fii ak fukki fan jàpp fukki fan ak juróom équipe bii di Barcelone bu amul retour ci Atlético Barcelone mën naa retirer offre 100 millions maanaam fii ak fukki fan ak juróom Atlético bu tontuwul Barça mbir mi demul ca kanam demul ca ginnaaw Barcelone la mu jébbaloon Álvarez dina ko nangu dem defaat ko ci keneen parce que Barcelone dafay wuti ab attaquant bu war a remplacer kii di Lewandowski Atlético fañ ŋànk bàyyiwuñ ko mooy ñoom jaayuñu kii di Álvarez rawatina ci club bii di Barcelone dañuy sonal seen bopp léegi nag ñu xool fii ak donc fan yi ñu dëkkmal rawatina après finalu coupe du monde bi am suba ay mbir dina amat ci mbiru kii di Álvarez waaw am déet mais li wóor ba wóor mooy ñaari club yi ku ci nekk xam nañ actuellement sa taxawaay ci dossier bu kii di Julián Álvarez